jërëjëf ami chers fidèles internautes de Sénégal 7 mbégte lay am tout le temps di jàkkaarloowaat ak yéen jërëjëf dañ leen di kontaanewaat encore une fois te di jéggalu nag temps bi nga xamante ni toog nañ ko tuuti te indiwuñu màkkaan c'était juste pour indil leen ñoo xamante ni dañuy nekk ci li nga xamante ni mooy actualité tey nag ma seet si koo xamante ni personne dootu ko présenter un peu partout dans le monde que ça soit muy Sénégal wala international yàgg a way yàgg bëggal sénégalais yi li ma gën a neex ci moom bokk na ci il a très tôt su que dans chaque activité principale am na activité secondaire ba tax na bi mu waree arrêté def leneen it wala mu seet leneen aussi daf koo def kooku du kenn ku dul ki nga xamante ni mooy Fallou Dieng sama sëriñ yaram bi nuyu naa la. maa ngi lay fay Diat di nuyu waa Sénégal 7 maa ngi si jàmm bu baax a baax a baax di nuyu internautes yi seen internautes yi di leen wax ni maa ngi leen di dalal ak jàmm quoi sama kër. bakkan na suy yeeg lépp taqar naa si nag lu saw nag lekk na lépp mais kontaan la ñuy def alors dalal ak jàmm ci makkaan sunu xol sedd bu baax tey ci dalal bi ñu dalal ak accueil bi nga xamante ni def nga ñu ko yal na la ko sunu borom fay ci sa barke turandoo amiin amiin makkaan naka ngi nii saa bu ñu ñëwee ay baat ak ay tontu dinañ ko sekk yoo xamante ni c'est juste pour internautes yi mais surtout fans yi nga xamante ni dañuy bëgg a xam Fallou ci lan la nekk ak yan activité la nekk kon bu baaxee avec la complicité de Djily ak sama caméra woman bi dañuy dem xooli ko daal di ñëwaat à tout à l'heure. jërëjëf il n'est plus à présenter un peu partout dans le monde waxoon naa ko tout à l'heure dalal leen ak jàmm ci seen émission bi di makkaan ngeen toll nag ci rubrique bi di baat ak tontu tey nag ki ma seet si wax naa ko tout à l'heure day kilifa koo xamante ni wax dëgg yàlla bi mu nekkee ci musique bi ba tey jàppale sax ñi mu def mu ëpp ñi nga xamante ni moom maanaam dañ ko doon dégg rek te xamuñu ko nit dina dem ba siiw ba toll fi nenn li te nekkate ci ay loxoom la jaar ma bëgg rek mu ñëw tuuti parce que comme wax naa ko Fall bu waxee day waxaat rek waaye wax na lépp dama bëgg rek nga ñëw wax ñu ci ñi nga xamante ni ñoo jot a jaar ci yow tey boo leen di gis à la télévision qu'est-ce que ça vous fait. waaw tout d'abord merci beaucoup ci introduction bi Fallou moom wax dëgg yàlla Falloum Sénégal la Falloum àdduna la te yaakaar naa ni ñun bokk nañ ci deuxième génération musique sénégalaise. Effectivement donc bu ñu ñëwee ñoom Youssou après ñun ñoo topp si ñoom quoi donc suñu génération. tey amatuñu lu ñuy prouver ci biir musique sénégalaise. ba tax na tey jàng nañ ci métier bi ba xaw cee mën a am expérience. génne ci loo xamante une vingtaine d'albums. ba tax na album yëpp c'était des albums à succès wax dëgg yàlla man damay sant yàlla. donc suñuy wax sant yàlla man mi maa ko war a def. parce que yàlla daf maa suturaal ci sama carrière yëpp. album bu ma génnee mu nekk succès. donc ma koy def ba 2012 affaire yi am benn rupture. rupture boobu bi mu amee nag moo waral toogaay bi nii. ma créé woon benn groupe bu tudd Fallou Folk ak Madou Diabaté mu gaañu après par la suite ma defaat album Moins Vent bi ma ko génnee nag après si la amoon benn petit choc boo xamante ni moo indi tey toogaay bi donc mais du caagani ko dama ko mënatul moo tax déggatuñ ma mais ndok dafay am te bi mu ñëwee dama ko accepté nëbb ko Sénégalais yi toog muñ ko ba mu jeex temps yi nag reprendre naa samay activité donc loolu ngay wax noonu c'est vrai que nit yàlla moo bindee ak générosité. Effectivement. donc man su may woy sax maa ngi xool artiste bu ñu ñëwee ma yaatal leen sama scène promouvoir leen. ñëpp la ko jëwee. voilà donc loolu sama kii la donc tey bu fekkee ne ay xale yu bari tey jaar nañ sama loxo àddina xam leen dama ciy sant yàlla. je ne vais pas citer de nom wala kii que ce soit musicien très tôt dama teel a jël ay musiciens yu ndaw yoo xamante ni bu njëkk. soo daan formé orchestre da nga naan dama jël ci mag ñi ñëpp expérience.
mais man maa njëkk a formé groupe ci sama génération jël ay jeunes yoo xamante ni moyenne d'âge bi c'était entre 17 ans 18 ans jëm 23 ans ok ñu nekk ay jeunes yoo xam ne tey bi ñu ñëwee dañu confirmer tey ñoom ñoo mujj nekk les grands de la musique tey macha allah ku ci mel ni Papis Diouf Abdourahmane Cissé Cheikh Dieng Guido Ardoba Vieux Ath tamakat bi ñu mel ni ñoom Sam Thiam ainsi de suite donc ñooñu ñëpp tey formation DLC lañu macha allah donc ma ci sant yàlla ak ñi nga xamante ne nag c'était des percussionnistes ñi ay danseurs ñi ay mun ma la wax nuñ toll tey ñu si bari tey ñoo ngi bitim réew di daan seen doole di teral seen ay waajur ma ciy sant di wax ni si c'était à refaire vous allez le refaire dama koy defaraat parce que habitude seconde nature la. et effectivement li nga xamante ni mooy la bonté du lu ñuy xëcc di ko forcer day ñëw naturellement. et c'est quelque chose boo xamante ni tout le monde tous les musiciens même dañ la ko war a remercier tout le temps leneen li nga wax sànq dafa nekk lu am solo nit peut-être jaar ci say loxo yàlla moo ko bindal plan de carrière am ba noppi. mais juste sac la ñu ne jaaroon na ci fàllu et que aujourd'hui comme ni nga ko waxee nekk na koo xamante ni kuy wax da nga koy tudd. mais nag parfois xam nga séparation du tout le temps day neex. yenn saa yi di nga gis séparation yoo xamante ni yow mi nga xamante ni yaay kilifa gi boo sañoon du demee noonu. est-ce que mës na laa arrivé ci ñi nga daan. waaw man na séparation yi ma dund yëpp dama ko ak cant laa ko def xam nga des fois am na séparation yoo xam ne day metti ok parce que da ngay wax ni groupe boo ko yoree yow ngay leader bi yow rek yaa mën a bàyyi sa groupe tas. ndeysaan déggoo ma de. ok groupe boo ko yoree. ok nga am tour ngay borom tour. di borom groupe bi. yow rek yaa mën a toog ne wayatuma sa groupe tas mais tant que yaa ngi way accompagner la day yomb. parce que da nga am sa silu bopp. da nga am sa yëfu bopp. tey ñi départ ñëpp luñ def yokk lañ ma def mais wàññiwuñ ma xam naa moo tax man la yokk lañ ma def. parce que soo demee keneen day ñëw indi beneen touche bu bees. ok touche ba muy indi day doon lu bees maanaam dama ciy gagné man ci côté diversité musicale. day nekk renouvellement. voilà donc loolu. moo tax man ak cant laa ko def. d'accord depuis ma formé sama groupe en 94 groupe bu suudee nag laa yor dem nañ fu nekk ci àdduna bi. dem nañ fu nekk. mais benn moment xam nga xale yi dañuy toll ci war a sëy war a am jabar. ñi war a servir seen ay parents. da ngay comprendre daal. man jëleewu ma ko di côté négatif moo tax merewu ma kenn. d'accord damay sant yàlla bi ñu jaaree ci man ba affaire yi am noonu. mais tey ku départ ku nekk rek. am na ñoo xam ne rafet nañu ni ñu demee. am na ñoo xam ni. rafetul ni ñu demee xëy na kersa peut-être sax moo leen jàpp. donc te ba léegi sax du ñu ay nit ñu bon du ma leen considérer comme ay nit ñu bon mais ñu war a tekki la ñu bëgg a tekki. dem mais bu ñu ma newoon sax dañuy dem dama leen di bàyyi ñu dem. ndeysaan waaw ndax loolu du dara quoi. tu vois moo tax ma ni la man loolu. si sama expérience man. yokkute la woon pour man. macha allah muy lu am solo esprit de grandeur la et en plus esprit de dépassement qui n'est pas donné à tout le monde. mu nekk lu am solo sànq nag wax nga ko ci say ndorteeli wax. ne à un moment donné dafa amoon benn jafe-jafe bu amoon. nga daal di def choc bi nga demee nan nga ko dundee parce que ku daan def di way Sénégalais yi di kontaan maanaam fans yi ku nekk di xëccoo fàllut nga bëri fans njool sa xorom. maa fi ne yaa ngi ko dégg tubaarkàlla. maa fi ne 20 ans de neex tubaarkàlla. mosuma fay jógee nag. macha allah waaw côté boobu da ngaa muumi vent da nga kaa wax. waaw mais nan nga ko dundee woon ndax ñëpp la bëggoon macha allah. waaw te ba tey dañ laa bëgg a fay. non maa ngi ci xol yi seulement dama toog sax ba toogaay bi doon buzz. maanaam xamu ñun suñu côté doon mujj doon buzz. ndax xam nga fii Sénégal. boo toogee ñu lay dégg ngay jouer un peu partout di dem fenn. nga toog en mode joueto. nit ñi dinañ xalaat lu nekk ci yow. si effectivement mënatu ko dafa sonn dafa lii dafa man toog naa fi benn télévision ñëw fi. ñoo dañ dégg na ma nekk ci ay galères yu metti waaw donc man leen ma ree quoi. c'est vrai que musuma am coono. ba dem ci nit ne ko may ma. wala sonn naa wala lii. parce que nit moom dafa am ñoo xam ni yàlla dafa leen suturaal. bokk naa ci man mii damay sant yàlla bu baax. ci sutura bi ma defal parce que. kenn musuma dégg ma yuuxu dem ci moom naa ko sonn naa musuma dem ci kenn tàllal ko loxo woy bi moo koy def su fekkoon ni ay nit lay woy kon heure bi multimilliardaire lay nekk mais tous mes thèmes ak mes yi ma mës a génne c'est des malgré l'ambiance bi ñuy wax c'était des sons à thème musique à thème laa mës a génne maanaam soo xoolee sama répertoire yëpp ay chef-d'œuvre nga ci nekk way naa bennoo way naa juboo leen way naa kóllëre way naa lépp loo xamante ba ci immigration clandestine bi nga xamante ne mooy lëmbee àdduna c'est des morceaux à thème malgré nag
thème yooyu dama ci ñeexaaleen sama yëfu bopp muy sama feeling bopp muy ambiance muy ambiance. ndax kuy way bi may ñëw ci musique dama fa fekk ñu mën a way Youssou Ndour doon roi di mbalax Baaba Maal doon roi di yeelaa ma ni man xaaral ma seeti beneen côté bi yëngal dëkk bi ñu tuddee ma roi de l'ambiance moo tax loolu tur boobu bi ma toogee di noppalu ba léegi kan nga dégg ko jël ci àdduna kenn da koo sañ ku ko àttan kenn antanul médaille tur yow naa foog tur yooyu dañ koy àttan ah non mënu koo jël mais Bass Thioung nee na moom non am roi de l'ambiance moo xam nga ko mais Bass wayul moom moo ñëw Bass wayul nag wax dëgg yàlla ñooñu dañu dem ci ñoom coppet ak façon yooyu man damay way waaw te ñoo wayu ñu waaw te ñoo wayu ñu te ñooñu samay doom lañu macha allah du maak ñoom waaw ñii fi nekk ñëpp xale yi fi nekk yëpp wax dëgg yàlla ñoom ñëpp Père Fallou lañ ma woowee ndax respect bi ñu ma jox parce que xëccoowu maak ñoom dara xale yi ñoom ñëpp jaar nañ ci émission bi may def fii ci kër gi ci oto bi muy Fallou dans sa voiture toute la crème musicale sénégalaise jaar nañ ci oto bi te ku ma ci woo nga ñëw donc mu doon respect boo xam ni dama leen di saluer ci cër ak respect bi nga xamante ni xale yi jox nañ ma ko parce que xam nañ ni ñoom xëccoo ma ak ñoom dara te it ci conseiller leen laa dëkk ku ci def lu baax boo ñëwee ci oto bi ma conseiller la wax la fi ngay jaar wax la say faay wax la say qualité wax la tamit ñi nga xamante ni mooy indi anomalie ba nga xamante ni boo ko teggee di nga def carrière bu nice effectivement voilà donc man loolu mooy sama rôle loolu la ma war muy lu nice loo xamante ni gis nga choc bi mu amee noonu la ko dundee gëm yàlla mais aussi xam ne toogaay bi dafa dem sax nag ba doon buzz moo tax bi mu génnee aussi dafa def benn cartonné boo xamante ni moom sax peut-être dépassé na la parce que da ngay xam ne sénégalais yi dañ laa bëgg te dañ laa waaw loolu moo am na loolu am na moo tax damay wax ni actuellement ñëpp li ñuy kaas daaw xam nga génn naa fi benn maxi bi am mooy leeru xol ak morceau bi ma woy ndaanaan yi rendre suñu hommage ndaanaan yi woyaale ci ñoom Youssou ak ñooñu woyaale ci Benno la ñu wax ci mim réew mu tombeek élection yi gars yi di ko teg donc gars yi ce que les Sénégalais ma réclament pour que jéewu ma waaw man leen nag c'est vrai que bëgg naa di jouer mais diggante daaw ak ren li fi xew dafa bari da ngay entamer say projet ne lii ngay def lii ñëw nga entamer waat def sa voyage ne su ma ñëwee lii laay def corona ñëw effectivement donc mu doon loo xamante ni àdduna bi yëpp ñu ressentir li ñuy nga xam ni moom la ñuy dund mu doon phénomène boo xam ni tey lëmbee na àdduna jaaxal na waa àdduna ñoo ngi ñaan mu teggeeku ci àdduna bi parce que fii sax Sénégal ñun nañu sant yàlla yàlla am na lu mu ñu defal am na ñaan dëkk bi ñaan am na ñaan ba tax na tey ñëpp ngi delluwaat seen ay activité mais xoolal Occident tey tëjuwaat nañu muy Europe muy Amérique muy un peu partout fi ñu daan dem parce que man bokkoon naa ci groupe yi nga xamante ni saa yu ma déggulee Sénégal maa ngi bitim réew maanaam sama li doon ëpp samay prestation extérieur laa ko daan jouer quoi moo tax ñun dinañu ressentir un peu coono yooyu nga xamante ni moom la ñuy dund quoi maanaam bi may waaje bi confinement bi di waaj a am dama dem Europe rek la fa ay contrat ba war a dellu affaire bi ñëw donc sant yàlla daal corona daal di ñëw sant yàlla donc ak lu mu ci mënti doon comme ni mu ko waxee rek sama xarit bi li mu may wax même multimilliardaires yi yëg nañ corona virus waaye lu mu ci mënti doon dañ ciy sant yàlla parce que nag comme ni nga ko waxee sànq ñun Sénégal donte ñu ngi mastawu yëpp mais ni mu garaawee ci yeneen réew yi garaawee wu ko donc yàlla ñu yàlla gën a jàpp te ñu xam ne mi ngi fi nañu gën a prendre waat li nga xamante ni mooy les mesures mais Fallou ñu ñëw tuuti ci li nga wax sànq man j'ai vu que bokk nga ci les rares artistes yi nga xamante ni bu ñu génnee tam dafay am leçon de morale bu muy génnee sànq wax nga ko te déjà say way day am actualité parce que actuellement gis nga ni dëkk bi taqar naase ci sénégalais yoo xamante ni ñu ngi dee ci géej gi te li ko yokk lépp du lenn lu dul taux de chômage bu élevé ñu bëgg a xool feneen ba xam leneen am na fa ñu mën a subvenir à leurs besoins et yow bi nga koy way déjà dangaa bëggoon mu jeex wala danga séentoon ne lii maanaam dëkk bi nii mu taree bu dakkut dina continuer waat. xam nga man woy boobu woy naa ko il y a 10 ans. 10 ans ëpp na 10 ans 2006 ba léegi ça fait combien d'années 2006 ba léegi ça fait 14 ans waay. 14 ans bi ma ko woyee en 2006 laa ko woyoon. en duo avec Pakouti du saw mi du ma bàyyi ma kii parce que tournage du clip bi tourné woon nañu ko pare band yi réer donc. waaw donc seen ay bureau la réeré donc mu doon loo xamante ni. bi ma ko gisee yàgg na te it ñetti dama ko tënk ci ñetti fànn. muy lan. mooy fànn bu njëkk bi dama ne xale yi géej amul banqaas
effectivement bul sàkku sa wërsëg ba góob sa naxar. effectivement bul sàkku sa wërsëg njariñ la nga fekkee. effectivement après. loolu mooy premier kii bi yedd bi may yedd xale yi lu njëkk mooy loolu. ci sama gis-gis ma delluwaat ña jaaroon ca géej ga. ñu bari si ñoom dellu suñu seeni réew. ubbi leen bunt yi yombal seeni dem. ndax xale yi sàkkuñu lu dul seen teranga. teral yaay teral baay teral seeni réew. boobu yaa ngi wax ci la libre circulation. voilà li indi loolu mooy frontière yi ñu tëj. effectivement ambassade yi xale yi mënuñu fa am dara. mënuñu fa am visa mënuñu fa am dara. moo tax xale yi gis mbëkk mi. dugg ci géej gi ne foofu mooy solution bi. c'est la bonne voie. donc mu doon deuxième phase bi. troisième phase bi. ma ciy wax ak waajur yi. waajur yi yedd leen seen doom. si ku sañoon boo amoon sa doom c'est vrai que day am situation. waaye nu mu bon. xale yi mën ngeen leen conscientiser ba ñu toog am beneen métier bu ñu mën a def fii ba mën a toog ba mën a mucc ci géej gi. effectivement quatrième phase bi ma ne nag yéen bàyyi réew mi maanaam ñi nga xam ñooy autorités yi. effectivement ñoom ñoo war a nag créer li nga xamante ni moo fi jëlee chômage bi. su fi chômage dañoon tey xale yi du ñu jël yoonu géej gi. nañu ibbi ay usines. créer ay emplois pour xale yi jeunes yi au moins mën a am ci lu ñu jàpp ba du ñu tal bitim réew. bu ñu xeeb benn métier. billaay ku bëgg a dimbali yaay. gis nañ fi kuy jaay picc mujj nekk milliardaire. billaay jàll gis nañ fi kuy jaay guro. mujj nekk milliardaire. gis nañ fi kuy jaay tàngal mujj doon milliardaire. gis nañ fi kuy bale mbedd mujj daje saaku xaalis dem ak moom. donc y a pas de seul métier xale yi nañu gën a conscient. te xam ni lii arrivé seen ay morom nii. c'est vrai que c'est courageux mais metti na te réew mi dañu soxla jeunesse bi. dañ leen soxla. macha allah voilà nañu gën a conscient ci kii bi gouvernement bi nag. lu ñu mën a jàppale jeunesse bi. doyul. doyul de. nañu créer emploi Sénégal macha allah nawet baa ngi fi. na xale yi xool ay projet nañu ibbi ay projet ay tool. ibbi ay projet ci yu bëree bari mën ci jàppale jeunesse bi. xale yi tamit bañ a taamu. liggéey maa ngi guddi gi damay dox. mais maa ngi gis tey jeunesse bi ñu bëri tey ñoo ngi bale tali yi. te il travaille la nuit. et je pense que c'est à encourager yu mel noonu. su multiplier woo xale yi dinañu am fu ñu jàpp. pour mën a li ci gën a neex mooy par exemple xam nga yaa ngi wax. mais tamit ñoom seen payoor bu jotee ñu teel leen koo jox. parce que la majeure partie de ces gens là à chaque fois ñoom ñu ngi def ay grève. waaw mais xam ñoom tamit sax pour jot seen payoor dafay metti. waaw mais man daal lépp lu waay di def. mooy xale yi loolu tamit taxul sax ñoom ñu seen payoor yi normalement fii société yi fi nekk yëpp. di baleloo xale yi. xaalis bi dafa tegee. donc waruñu yoreel xale yi dara. wax dëgg yàlla. xale yi da ngay ku ci bale sax nit romba grand añ grand. reer grand mais ñoom it nañ bàyyi tappale yi. nañ bàyyi tappale yi. da ciy am dañuy liggéey. parce que am na ñoo xam ne dañuy balelu boo leen rombee ñu bàyyi seen bale pour ñaan la donc affaire bi nit ku nekk buñ la liñ la jox muy sa métier na nga ko fulaal. même bu dee 100 francs nga ci am mais 100 francs boobu. soo ci liggéeyee jox ko àqam day barkeel. donc il faut pas que ñu bàyyi tricherie bi quoi. ñu liggéey. macha allah muy la am importance message bu fort à sa manière de dire stop ci ñi nga xamante ni dañuy dem ci géej gi ngir wuti lu ñu am à l'étranger. amul solo te loolu yëpp fàllu indi na ci ay genre conseil yoo xamante ni wax dëgg yàlla képp ku ci topp amaana di nga mën a dem ci li nga xamante ni mooy la bonne voie fàllu nag yàggul dara ma dégg la ci benn association. bu tudd Sayu man nag comprendre ma Sayu moom dañ ko daan yanu matt yi ñu dajale ça veut dire aussi l'union fait la force je sais pas lan moo ko wundu en réalité. waaw Sayu moom dañoo boole sunu xel ak sunu xalaat dajaloo xam nga am say moom matt bu dajaloo yëpp. boo ko takkee loolu mooy am say. dama defoon xel waaw say nag. moom mooy li nga xam moom la ñu tuddee ñun sunu association maanaam ni ma ko mën tuddee sax. collectif dañ ko tuddee ñun li ñuy défendre mooy sunu àq ak sunu yelleef ci wàllu musique. d'accord ndax industrie musicale bi niñ koy gérer neexuñu. d'accord te nit nag mënoo yor sa yëf ñu la koy géreel di la wax ni fee ngay toogee. te yow nga war a yor commande yi ne fi nit ñi lii fii la ñu war a toogee. ñi liy liggéeyal ñoom suñu ay employeur lañu. donc ñun ñoo war a nekk patron yi. mais ñun on n'est pas informé sur rien. xamuñu lu xaalisoo xamuñu lu gestion ñun daal dañuy jékki-jékki rek ñu ne ñuy affaire bi fii la te mu doon gestion boo xam ni neexuñu. bon ñun nag xeex ñëwuñu fii
pour ni di xeex ni diw la ñuy xeex ndax mooy directeur wala mooy PCA wala mooy lii ñun système bi SODAV di marché moo ñu neexul ak wàllu musique bi il est temps que nag tey association yi fi nekkoon yëpp doon défendre la musique dañu mujj seey si ñoom ba nga xamante ni amatuñu ku ñu défendre ñun ñu dajaloo. mais est-ce que ñooñu woowuñu leen bokkal leen bu ko defee ñu noppi. ah je sais pas yàlla rek mooy ki xam damay maandoo ci côté boobu mais li wërte wóor mooy say wi judd na te bi ñu jógee yëngal le président de la république dégg na sunu jooytu bari ngeen léegi waaw dégg na sunu message ba war a saytu li nga xamante ni mooy SODAV maanaam dañ leen di auditionné tegaat affaire yi ci yoon ñun loolu mooy suñu xeex ñëwuñu nag pour xeex kenn ñëwuñu pour xeex parce que ñun ñëpp ay sénégalais ñu bu ñu sañoon ay ñuy bu ñu fi jógee tamit ay sénégalais ñoo fiy toogaat rek mais dañu bëggoon même seen toogaay ñoom ñu def li nga xamante ni mooy lu transparent loo xamante ni njariñu artistes sénégalais yi la ñu artistes yaa ngi feebar duñu mën a faju artistes yaa ngi am ay besoins te yéen lañ fi toogal waaw te mënuñu toog nag di liggéeyal ñoo xamante ni ñoom chaque weer ñu fayeeku te ñoom ñoo nekk ci bureau bi ñun ñuy fayeeku benn yoon wala ñaari yoon ci at bi donc loolu je pense que am na musique bi tey bu ñu nee nañu 11000 lañu matuñu loolu ñun suñu matee 3000 ci la ñuy yem te du ñëpp sax ñooy marché musique sénégalaise bi fii ñi fii marché matuñu fukk wala 15. effectivement foofu laa bëggoon jaar xam nga tam par exemple défendre li nga moom c'est très bien mais parfois aussi yow mi nga xamante ni dañ laa yoreel sa mbir est-ce que tamit maanaam bala ñu laa wax fa nga jëm yow doo laajte lépp loo xamante ni war nga koo def nga xam ne yow kenn du am lu mu la reproché. loolu it dafa am solo cela veut dire bu fekkee da ngeen di war di régulier di bind ci ay liste yooyu yëpp ngeen respecté ko mais aussi sensibiliser seen i moroomi artistes yi nga xamante ni ñu ci bëri jànguñu je sais pas ñan ñoo am rôle boobu pour def ko. mais yow tamit comme ni ngeen amee lii di association say bi jàpp naa ne seen rôle aussi mooy sensibiliser artistes yi ñoom it ñu dem di bindu di mën a xam lan ak lan moom mooy seen i àq ak seen yelleef. waaw ñun de woo nañu ñëpp on est ouvert sincèrement ñu bari tey ñoo ci commencé adhéré wu say bi moo ngi màgg ba dans les régions. ñëpp a ngi dugg si mu doon loo xamante ni tey ku si ñëw dinañ la conscientiser. parce que ñoom dañu mës a jàpp ni artistes yi ay cancre lañu jànguñu nu ñu neex lañ leen di gérer mais loolu moo fi jeex loolu jeex na tàkk. waaw parce que c'est à nous de gérer wala di contrôler ñun li fi fan lañu bëgg jëm ak fan lañu bëgg musique sénégalaise jëm. ak système bi. donc système bi nañu xam ni données yi dafa war a changer te am nañu yaakaar ni dina changer. waaw parce que bi ñu yuuxoo ñun waa say wi président dégg nañu ba gëdd ministère bi. ministère bi war a gëdd ay ñi mu war a ay partenaires am pour que ñu defaraat suñu toogaay. mais sëñ Fallou man damay dégg ñu bari ñu ne ñuy réclamer naan dañu ñëw ni ñu ko gérer neexuñu et tout te ñoom boo na par exemple boo demee ci marché musical bi maanaam bu ñu leen tegee ren bala ñu leen a teg déwén comprendre nga. te wax nga ko tout à l'heure ñi war a fayeeku ci li nga. xam nga lépp ci àdduna yemul. ñi dañu nekk ci kaw ñu nekk ci suuf. mais ñi ci kaw ñoo mën dimbali ñi ci suuf. parce que ñi ci suuf mosoon nañu nekk ci kaw. ok donc il faut pas que tamit. ñu bañ a égoïste quoi fii musique bi xaalis kese la tey am na nu muy demee social bi war na mën a dimbali ñi am ñi amul. social bi nii. social bi nekk fonds social bi nekk foofu. kon daal ñi ci kaw ñiy fayeeku. ñoo war di sax ñoom tamit ci seen fayeeku. non mais du la même sax bu ñu dimbaliwul ñenn ñi. fonds bi nekk normalement su fekkee ni SODAV dafa liggéey li mu war a liggéeyee. encaisse ni mu war a encaissé rajo yi di fay télévision yi di fay marché yi di fay ak copie privée bi ñuy wax nga xam ne lépp luy dugg ci wàllu appareil ci dëkk bi day fay droit d'auteur ñun ñëpp ay millionnaires la ñu nekk déggoo ma de te loolu bu amee ñi nga xamante ni ñoo ne ci suuf ku ci nekk di nga am loo mos et c'est important foofu la ñu bëgg nag ñëpp comprendre ko noonu say bi est ouvert pour que ñu xeex nekk benn say ba jëlee fi li nga xamante ni mooy injustice bi am. effectivement ba ñëpp mën di domp di ci yëg seen bopp. voilà mu nekk lu am solo dañuy clôturer boobu daal di ñëw càq ci Fallou dans sa voiture man ba ma koy seetaan damay kontaan parce que au-delà de way yi nga xamante ni da nga ko ciy way dafa am concept boppam d'ailleurs. boo xamante ni da ciy toog di way fan si di ko enjoy di kontaan ah même Cheikh da ciy kontaan moom tamit. mais à un moment donné dañoo toog ba ci yàgg rek Fallou ne dañoo jël concept am.
ba ci yàgg ñu ne Bouba Ndour moom moo koy def ci beneen à sa manière aussi am keneen koo xamante ni dafa génn daal ne mais est-ce que ñoom ñii ñëpp di ko réclamer jëlewuñ ko aux États-Unis parce que première personne bi nga xamante ni gis nañ ko mu def émission bu mel noonu mi ngi aux États-Unis waaye lu mu ci mënti doon wax nga ko ci say interview concept yi bokkul waaw man sama ko concept yendu la yendu la te yendu bi moom moo jur sax ay émission waaw fii chaque dimanche mes amis d'enfance sont là fii la ñuy añee fii la ñuy waxtaanee yëpp mu doon loo xam ni bi ma demee ba musique sénégalaise déggatuñ ma maanaam toogaay bi yàgg ku toog tey borom xel tey xalaat da ngay xalaat effectivement bon ma doon def chaque dimanche ma wàcc oto bi su ma wàccee maye benn son un dimanche un son la commencé léegi comme man li ma woy ci musique dafa bari macha allah donc chaque dimanche ma may gars yi benn rétro gars yi internet yi di commencé parce que dama am benn page bi 140 000 personnes ñoo ci nekk. D'accord. donc page boobu avec les partages soo defee émission day multiplier wu day nekk ay mën na nekk sax ay millions de personnes ñoo ngi lay gis. ñu ngi seetaan diaspora baa ngi lay gis. et puis kat nag doo n'importe qui. nit ñi dañ laa bëgg. donc célébrité buy def émission. Ouais. rapidement gis ko day yomb quoi. day bari. donc bi ma ko commencé di def gars yi di xeeb 10 minutes yooyu may def ñu yokk temps bi 15 minutes 45 minutes 1 heure de temps may am ay 287 000 personnes yu suivre affaire bi ma ne kii concept la naa ko tuddee Fallou dans sa voiture. Très bien. tous les dimanches mu nekk concept boo xam ne noonu laa ko xalaatee nekkul nag oto buy daw mais oto bu ñu taal la tëj ko taal ko climatiser ko may def may béggee ak samay fans C'est vrai. parce que demoon naa ba déggatuñ ma rajo déggatuñ ma télé gisatuñ ma télé ma ni naay teg samay rétro en première partie Ouais. di teg rétro yi gars yi di béggee 20 ans de carrière war tu na vois mën a ne. loolu jural na ma ay production tey oto bi Effectivement. bon ma dem ba ci biir ma ni pourquoi pas may invité artistes yi ñuy ñëw waaw Yoro Ndiaye moo njëkk a ñëw ci oto bi ndeysaan. ma invité ko mu ñëw gis si boppam ñoom Cheikh Tidiane gisee may commencé di invité artistes yi wax dëgg yàlla mun naa wax ni toute la crème musicale sénégalaise jaar nañ ci oto bi macha allah. ay jàngkat bu dee partie moment wu gàmmu la wala màggal jàngkat yi dama leen di invité comme temps yi passé rek invité woon naa doomu sëñ Ablaye Niang bi mu ñëw ci avant màggal bi Si. donc yu mel noonu concept bi ci loolu la juddoo donc man mun ma jàpp ni sama concept ak seen concept benn la D'accord. bi ñu demee tamit ba buuba jël ko aussi dama ne indi woon na coow loo xamante ni c'est vrai que Ouais, indi woon na ñëw naa TFM Waaw. présenté sama émission 2 fois foofu wax leen nii laa koy defee et je pense que su fekkoon ni waxtaanoon nañu amaana sax dinaa ko mën di def ci oto bi ak waa kii bi ensuite def beneen concept ak moom boo xamante ni dina permettre ñu même buñ koy bokk ñu bokk yow ba nga demee à la TFM da ngaa expliquer concept. waaw dama ko donc expliqué cela veut dire da nga ko expliquer du jaay koy jël. waaw donc moom à ma grande surprise gisuma rek xëy rek gis ni moom tam moo ngi def Mi ngi def lu concept mel tuddee ko xaw ma nu mu ko mais nag tuddee. yaay sëñ Fallou yow loo am mu barke. waaw léegi xam nga loolu moom sant waaye yàlla nag États-Unis nga ko jëlee. non sincèrement nag bi ma koy def xalaat après ça Foofu nga xalaat. après ça laa gis yooyu quoi ok. mais bi ma koy def xalaatu moon loolu mais man bi ma koy def man nee naa la un dimanche un son laa commencé xaw ma woon sax ni fii non la dama lay tooñ rek. waaw donc bu États-Unis bi après laa ko gis Si. te ñooñu tamit ba tey concept bi ñuy def bokkul ak ñun bokkul seulement oto bi rek ngeen nuroo. Voilà. ñu ñëw tuuti ci yow le choix de l'internet. bi nga demee ba proposer leen ko yow nga gis ko ñu koy def à leur manière ñoom est-ce que du moo la gën a encourager à ce que yow nga koy def ci sa chaîne YouTube. waaw xam nga loolu parce que les réseaux sociaux actuellement tout le monde. réseaux sociaux bi man li ma comprendre man bëgguma sax télévision sincèrement bari nga ci man la joor mi buñ ma doon fay sax xam naa ni même bu ma defee commencé émission bi du ma 3 mois mu am baisse parce que internet parce que c'est télévision international. liggéey fa dafa metti maanaam ils sont pas constants Protocole. ils sont pas constants télévision yi fii da ngay gis am na ñoo xam ni ay animateurs yu mag lañu mais dañuy chômer les samedis dañuy commencé benn concept bu rafet ñu def ko ñaari yoon ñetti yoon ñeenti yoon Du dem. après mu taxaw. ñu lâché tandis que nag man fii kenn du ma commandé maay animateur bi déggoo ma de maay maay journaliste bi technicien bi. maay animateur bi maay caméraman bi maay réalisateur bi moo tax war ngaa yor bu baax de boo laal ni. bi kii la iPhone la waaw xam naa iPhone ko. iPhone 11 bi la mooy waaw mu ngi nii, mu ngi nii. moo tax set na wecc. waaw war te du bii rek de équipe la ma xam la. maanaam famille phone bi laa yore moom. tablette phone déggoo ma iPhone 7
iPhone 10 ak iPhone 11 bi bii mooy joxe wifi bii mooy filmer bii moo nekk sama retour pour may mën di gis internet yi leen kii donc bu doon loo xam ni vraiment dama dem ba maîtriser ko soo koy seetaan da ngay defee ni y a beaucoup de gens derrière moi yu kii mais lépp man maa koy def mais dañ la koy monter après mel waaw dañ noonu amul monté direct la yëpp amul montage direct laa koy def yaa ngi dégg et puis ma comprendre que ni lu waay mënul boppam sur le plan côté numérique en tant que artiste di nga sonn non xale yi dañ lay raw xam la moo tax tey génération bii fi nekk du rajo leen wane de du télé leen wane de xam lu leen wane Instagram Facebook xam lu leen wane YouTube téléphone digital xale yi dañu lëccee ci digital bi tey di nga gis su am tuuti talent lakkal nit ñi ba nit ñi xam la ñoo ngi ci TikTok bi ñoo nga ca Instagram bi ñoo ngi Facebook ñoo ngi partout xale yi dañu xarañ léegi mos naa ko wax sam benn naataangoo du ma tudd turam boo xamante ni musicien la comme man di chanteur ñu bokk génération ma ne ko li amoon bu njëkk amatul bu njëkk da nga daan toog en tant que chanteur ñu lay defal lépp sa manager di doxi du soo xam ne li may wax manager bay def lépp yow nga ñëw toog kaay joué rek nga ci am wala kaay dem tukki wala kaay def lii léegi nag dañ toll foo xamante ni loo def te communiqué loo sa bopp maanaam lu nit ñi dañ lay mënal nga mënal sa bopp tamit ci wàllu maanaam foog nga jàng tuuti pour comprendre ku ko mënul tam na nga wut ay xale yoo xamante ni xale yu am jot lañu nga leen di liggéeyloo ci sa communication soo ko defulee nit ñi dañ lay fàtte parce que léegi da ngay gis ko télé day nekk ci kër salle ba ñëpp a toog ku nekk yor sa portable moo gën a jege télé waaw moo tax man la émission bi may def demoon naa ba nit ñi di ma bëgg a fàtte waaye su may toog 10 000 personnes di ma seetaan par semaine donc man sama réeruma ci biir kii bi tel nga détecté sa bopp voilà daal di wut une activité secondaire c'est ça que j'ai appris donc loolu nag ku ko ci deful suñu génération amaana tu es dépassé gars yi dañu lay fàtte effectivement moo tax man ma ciy sant yàlla tey wax na gars yi yéen ñi nga xamante ni yéen ay paa yi ci musique uti leen ay booy ñu leen koy defal c'est important. Alors je rappelle que maa ngi seen émission Makkaan baat ak tontu lañu jëloon sànq mu nekk lu am solo ma doon ci waxtaan ak ki nga xamante ni moom mooy Fallou Dieng nekk nag vraiment artiste musicien compositeur en même temps mais l'ambianceur de la musique sénégalaise ba tey nee na kenn attanul boobu titre ndax wax dëgg yàlla boobu ba léegi mi ngi ko téye ci bu rafet di encadrer ay nit mais aussi surtout di accompagner ñoo xamante ni ay artistes lañu comme moom Fallou dans sa voiture club joué nañ ko teg nañ ko ne dañuy ñëw nag dugg ci li nga xamante ni mooy baat ak tontu émission Makkaan jomb du moins au lieu de baat ak tontu parce que jomb rubrique la boo xamante ni day permettre ki nga xamante ni moom la ñu invité tey au-delà de ni ñu koy gisee tout le temps devant les écrans ñu xam quelle est sa vraie personnalité derrière cette personne qui est toujours devant les écrans moom bonne personnalité la am ak lan lay jombale boppam kon bu baaxee damay ànd ak Jili ak sama xarit bi ñu dem ñëwaat. jërëjëf de retour ci seen émission Makkaan ñu toll ci phase jomb ma koy laaj nag sëñ Fallou moom sax déjà boo ko woowee rek di nga xam lan ak lan lay jombale boppam waaye damay bàyyi mu waxal ko boppam ndax nag wax dëgg yàlla liñ naan nit du teew nga di ko waxal sëñ Fallou bari nañ lool ci réew mi en tant que sénégalais en tant que musicien def lu bari nag ci réew mi am 20 ans de carrière tey lan ak lan ngay jombale sa bopp. jombale naa tur bi ma tuddee ñu may gis ci lu ñaaw di ma dégg ci lu ñaaw. di ma dégg ci loo xamante ni naka lu correspondre ak tur bi la donc moo tax man la loolu lu ma ci mën dama yàlla rek mooy nga xam ne mooy sàmm nag maa ngi ñaan yàlla mu dolli ma sutura ndax gaa ñi dañ maa rus ngir tur bi dañ maa bëgg ngir tur bi dañ maa solal mbubb ngir tur bi ba tax na nit ki nag doo xeeb li nga doon moo tax dama ci sant bu baax di sant sama turandoo sëñ Fallou
di ñaan yàlla na yàlla yokk leeram ndax tax na nit ñi rus ma tax na nit ñi bëgg ma tax na nit ñi solal ma mbubam ma ci sant yàlla bu baax. jërëjëf muy lu am solo te nit ku nekk war na koo jommale boppam yàlla ñu yàlla xeet ci lu baax ci barki Nabil Moustapha muy lu am solo li nga wax ni wax dëgg yàlla artiste bu nekk sax da ko war di lamboo ndax mooy tax mu gën a mën a am li nga xamante ne mooy courage ak confiance en soi. tout à fait bu loolu jàllee dañuy ñëw ci suñu rubrique bu mujj nag ndaxte moom mooy message à la nation ñàkkul ne kii di Fallou am na benn top du jour bu mu bëgg a indi muy message bu mu bëgg a adressé à la nation bu baaxee ba tey mu ànd ak sama xarit bi ñu dem te ñëwaat à tout à l'heure. bokk na ci rubrique bi mujj te ku nekk dañ ko koy laajte ndax ku nekk ci àdduna rek am na lu la neex am na lu la naqari am na loo bëgg di jàllale toujours ci say message sëñ Fallou tey bu ma la ko doon laaj ban lay doon. déjà li may njëkk a ñaan rek mooy yàlla na feebar bi dañ ci àdduna bi. coronavirus waaw ndax dafa am blocage bu am ci àdduna bi. tout à fait te Sénégal mu jeex fi. te jeexul bitim réew. ba tey ñoo ngi ci blocage. bien sûr yàlla na ko fi yàlla na ànd ak 2020 bi dem. amiin waay ba nit ñi mën a delluwaat ci seen activités yi. amiin kantaa réewum Sénégal yàlla nañu jeexal at mi ci jàmm. amiin et puis muy ci wàllu politique ak lépp lu ñu war a wax. 4 ans dafa bari Macky moo ngi doog a toog ba def 1 an. 4 ans dafa bari pour nit ñi toog di commencer di opposer. loolu jëmewu réew mi kanam. d'accord damay wax ni il faut que nit ñi ànd ak seen sago ànd liggéey bi mooy nit ki mën nga nekk opposant mais bu liggéey jotee ngeen liggéey bu moment wu opposé jotee ngeen opposé waaw et puis dans la diplomatie que ñu xam ni kàddu yi ñaaw yi fi am diggante ci biir at mi ñu koy dégg rafetul ci xale yi nga xamante ni ñoo war a yor réew mi ëllëg ndax jeunesse dafay basé wu toujours ci li nga xamante ni mooy li fi mag ñi bàyyi ak li ñuy gis dama bëgg nag ñu rafetal kàddu yi rafetal nekkin yi rafetal tamit doléance yi doléance du càggnu dafa war a agressif mais ci kaw njëkk ak teranga ñu koy def ndax valeurs yi nga xamante ni moom la ñu xamee Sénégal valeurs yi fi maam yi bàyyi woon yooyu la ñu war a maintenir pour mu refléter ak sunu bopp ñun mu refléter sunu réew loolu la war a refléter dañ ne pays de la teranga la na valeurs yi nañu gën a gëstu ci valeurs yooyu te génne lépp loo xamante ni dafa négatif saaga yeeg xastante yeeg weerante beeg ainsi de suite yooyu waaw voilà loolu dafa vraiment ku ci làqatu ci gannaaw clavier itam di wax lu ñaaw na nga ko bàyyi ndax ñoo ngi tooñ kilifa yi ñoo ngi tooñ célébrité yi ñoo ngi wax yu ñaaw ci internet bi te yooyu mën na ñàkk daal man daal vraiment loolu moo doon sama message boo xamante ni je tenais ça à cœur que nañu defaraat toogaay yi quoi Sénégal jëm kanam. duma fi ñëw ba dem te duma la laaj tamit la xewoon ca Las Vegas benn doomu Sénégal woo fa ay artistes ngir ñu daal fay ñëw mu daal di def fashion week am waaye ni mu mujjee nekk noo xamante ni interprétation bu dee am na ci Viviane moom la ñu yóbbu woon dafa mujj retourné parce que peut-être conditions yi ñu ko tegaloon neexu ko artiste nga moo tax nga war ci àddu ñenn ñi it ñaawlu bu baax façon ba nañ doon maye waaye ñenn ñi ci sénégalais yi tamit xam le ne sénégalais artistes yi fi nekk maanaam artistes yi nekk fi Sénégal bu ñu demee bitim réew lu ci baree bari duñ koy jombale seen bopp du samay waxu sénégalais la tey Fallou yàgg dem bitim réew yàgg faa joué bu gisee yooyu noonu ak analyse yooyu ci réseaux sociaux yi nan la koy jàngatee. bon coow li bari na trop man nag ni ko ni sénégalais yëpp gisee laa ko gisee quoi. mais je sais que ni ku nekk artiste bu nekk ak say ak sa valeur ak ni nga koy dundee quoi. je pense que tey am na lu fa jote xew. mais man dama ciy maandu dans la mesure où que dewuma woon te bokkuma ci woon te it xaw ma fond problème bi lan la quoi parce que loo xamul fond problème bi doo ci mën a kii mais je sais que ni daal un artiste buy tukki war na ànd ak un manager boo xamante ni mooy dox digganteem ak ki xëfa yu indi su ko defee day gën a am valeur par rapport ak lu mën a am waaw donc man faay yooyu laa gis parce que artistes yi des fois dañ leen di engagé ñu dem directement di wax ak promoteur wala di wax ak kii donc lu la fa dal yaa ko teg sa bopp donc moo tax un manager mun ta ñàkk ci artiste fu mu mën a dem ci àdduna bi manager bi dox digganteem ak ki nga xam ne ni moo ko engagé su ko defee artiste bi toujours day garder valeur am mais bu àndul ak manager lu ko dal rek moo ko teg boppam
xaalis nag ku ko yor boo ko yéenee artiste man dama naan chapeau laa lay wax ñëpp xam nañ ni art dafa metti mais lépp lu nit ki lépp looy am ko dans la dignité c'est très important mais ku la may jëlal waaw parce que ñaanoo ko xam nga may neex na mais mayin aussi moo dafa neex waaw tey jii buñ la doon may man daan naa dem di jouer ay concert mais man valeur artistique bi lay gën a protéger que xaalis bi gars yi da ngay gis koo xam ne day ñëw compter ay $1 am bëgg a jël temps am te temps bi du la xaar bëgg a jël temps am naan di ko benn su ko defee damay dem taxaw ca batterie ba man di way waaw ñu ne ma kii waaw mbokk kii bëggul xaalis donc xam nga am na loo xam waaw donc man non ñi baal si ñoom ñu laa bégal si ñun dañ daan def ay tournée mais du xaalis bi dañuy jiital mais c'est parce que fay nañ ñu li ñu war a jouer lu ñu fa am leneen rek bénéfice nga wax en tout cas kontaan nañ lenn bi nga xamante ni mooy mujj ñaar lay doon peut-être mooy ban appréciation ngay def parce que rek kilifa nga 30 ans de carrière du ma ñëw toog fii def makkaan ak yow te du ma la laaj ban appréciation nga am ci musique bi surtout nag ci dernière génération yi nga xamante ni dañoo nekk ci sa def waaw xale yi ñëpp mën a woy sincèrement mais damay wax ni woykat yu mag yi kenn du ñoom parce que les gens sont devenus nostalgiques. billaay maanaam nit ñi dañoo demaat xoolal man par exemple damay xool ci man rek. sànq rek maa ngi toog du sow di ko wan TikTok bi. rétro buzz bi nit ñi songaate ak xale yi nga xam ni niñ naan nopp day mag borom. xale yi ku ci muus di nga def carrière. maanaam boo joxee bopp mag ñi. ok parce que les meilleures harmonies de la musique sénégalaise c'est entre les années 70. 80. 90 ba 2010 les meilleures harmonies léegi nag li ci topp neew ma baaxul de waaye dañ ko war a defaraat dañ ko war a saytuwaat xale yi fi nekk génération bi ñoom Wally et ainsi de suite Wally ku comprendre musique bi la gis naa muy changer musique am di ko orienter vers le mandingo ak mbalax mu nekk couleur boo xamante ni couleur bu rafet la moo ngi ciy évoluer Pape Diouf noonu ak ñeneen génération bi topp si ñoom xale yi ñoom ñëpp ay woykat lañu mais musicalement parlant dañu war a gën a gëstu gën a defar seen musique ndax ñi ko mënoon ñoo ngi fi ba léegi te war nañ leen mën a day conseil seen papa yaa ngi fi seen nijaay yaa ngi fi war nañ leen mën a day conseil musique nag amul frontière et puis chance yi amul da nga koy mën lool doo am chance nga ñëw xaw a tane tuuti am chance te musique bi bu njëkk talent la woon mais léegi ay moyen la ku am moyen am tuuti talent nangoo liggéey da ngay dem soo amee talent amoo moyen da ngay tardé te producteur amatuñu marché producteur amatul tourneur amatul da ngay génne cassette maye ko ñun nag bu njëkk loolu ñun dañ daan génne cassette am xaalis tëgg am xaalis ñu yóbbu ñu tourné ñu am xaalis moo tax xëy na valeur yi bu ñu ko jaawalee moo tax gis nga actuellement man dama gisatul lu ko fi jaar xëccoo man gisatuma ko dérapage bi bari na waaw man te gisatu loolu ngay wax aussi xëy na moo indi yenn gang yi yàggul dara bu mujj bi mooy ki nga xamante ni wax nga ko sànq Wally Ballago Seck mi nga doon félicité ndax nee nga changé na li nga xamante ni non moo ngi musique voilà très bien ñoom Pape Diouf ñoo ngi musique xale yaa ngi musique mais dafa am ñoo xam ne ñoo ngi foo ci musique bi ñoo ngi ciy foo nañu bàyyi po mi te waaw nañu bàyyi po mi te gëstu et puis gëstu bi mënut a weesu ngeen bàyyi caaxaan maanaam les morceaux les thèmes Kleenex mënut a weesu nga génne loo xam ni 1 mois lay durer après gars yi jël ko sànni ko ci mbalit da ngeen di way ay thèmes mën ngeen foo mais dem leen ut ay bindkat ñu bindal leen c'est très important xale yu mën a way lañu baat nag su neexee da ngay gëstu dem ut bindkat parce que bindkat bi ci art bi la bokk de parce que borom day man dama daan sama génn wàllu texte yëpp dama ciy remercier ku mel ni Cheikh Talibou Ndiaye dama ciy remercier ku mel ni Aram Min Bay ak ñeneen ñoo xam ne damay boole seen xel ak sama xel mën a bind thème yëpp man Fallou woy naa ci moo tax événement bu xew ni dama ciy bokk parce que woy naa thème yu bari waaw donc macha allah damay sant yàlla ambiance nag moom feelingu nit ki la mi ngi noonu mooy feem tubaarkàlla te kenn mënatu koo nangu waaye dama ne semaine bi ñu génn sëñ Fallou ñaari soirée amoon Sidi Diop ak Wally Seck waaye ñu dem ba un moment donné ñu staff ñi nga xamante ni ñoo féete ci wàllu Sidi Diop
ñu ne dañoo faa sànni ay lacrymogène ba soirée ba mujj jeex mais ñoom ñañu ko jiiñ du ñenn ñu dul Camp Wally mu nekk loo xamante ni ma jàpp ne lu mën a ñàkk la yow nag nga nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla ku la xam boobu ba léegi ci modéré ak wax lu rafet moom lañ la xamee yow tey ca loolu noonu ban message nga ciy bàyyi. ah man de en tout cas bu fekkee loolu dëgg la rafetlu ma ko bu fekkee ni tamit ay caaxaan la ñi ko def nañu erreur. ñu bari nag nee nañu. waaw parce que caaxaan bu fekkee ne ay caaxaan la moo leen tax a jóg. def nañu erreur te ñoo ngi tooñ nañu. d'une part. et loolu man rafetlu ma ko parce que loolu du ay xale lañu. ñëw ci buntu àddina war a dem parce que carrière musicale du benn fan de du ñaari fan. carrière c'est tout un ensemble. yaru ci la bokk. comportement ci la bokk. ah modeste ci la bokk. bañ a yàkkam ci la bokk. nangoo liggéey nangoo gëstu au moment où il faut battre le fer quand il est chaud. moment bii ci la seen àdduna war a mën defaru nit ki fi nga tolloo sa diggu ndënd kenn ci tollu ñaari yoon de. benn yoon nga ciy toll. donc ànd leen ak ñu baax. ànd leen ak ñu ngeen war a àndal. ku leen matul conseiller bàyyi leen ko. surtout. et je pense que rafetul ñun de mosu leen ñu dégg. ñu sànnente ay xeer. mosu leen ñu dégg ñu yàqalante ay soirée dañ daan tëgg cosaan kii di tëgg Sahel kii di tëgg RK kii di tëgg Kilimanjaro. boîte yëpp ay fees kenn du yàqal sa morom. ndax ku nekk ak say fans. ñi la bëgg ku nekk. ñi bëgg Wally mënoo muus ba ñu bëgg keneen. ñi bëgg Pape Diouf mënoo ak Sidi Diop mënoo bëgg ba ñu bëgg keneen. ak ñeneen boobu laa leen jàppe nag. de général ñi leen bëgg nii. ba keroog ngeen di màgget ñoo leen di bëgg. donc moo tax affaire yi jarul ñaawoo jarul xiiroo jarul tamit am na ñoo xam ne ni nit amee xel mu rafet di leen ko conseiller noonu la ñu amee xel mu ñaaw di leen ko conseiller pour rek être là. donc bàyyi leen jàppoo juboo leen doon benn yéenante jàmm ëllëg da ngeen di daje ci ay scène de da ngeen di daje ci ay plateau de man nag li may ñaan mooy ngeen di daje ci ay plateau mën a xoolante. waaye ku ñëw di waaw mais loolu rafetul parce que Sénégal yéen a bokk benn peuple bu ngeen di servir ku ci def lu ñaaw rek bis dana ñëw da nga ko rëccu ndax carrière dañ koy rafetal lii yëpp dafay jeex de xew dafay am xew yi day ñëw de carrière am na nag ñu yàlla suturaal lu ñu xew yi seen tur moom yàlla aj na ko fa mu ko aj ba pare loolu yàllaa koy def mais am na ñoo xam ne xewoon nañ fi déggatu leen de am na ñoo xam ne tojoon nañ fi dëkk bi kenn déggatu leen donc moo tax nag ku ci ngeen war a tey yéen xale yi def très attention ngir ngeen mën a def carrière bu rafet. macha allah voilà muy lu am solo c'était votre émission Makkaan ma dalaloon ki nga xamante ni mooy Fallou Dieng kontaan laa doon ànd ak moom ndax wax dëgg yàlla il a été serviable u ñu waxtaan jovial ba bëgg a dee wax dëgg yàlla mu bàyyi fi nag ay conseils yu am solo te loolu lañ doon xaar ci moom li nga tëjee rek laay gën a waxaat rek nañu bàyyi yàqalante bi ak jiñaate bi nga xamante ni peut-être xëy na lim lay yàqal moo ëpp lim lay defaral parce que li ngay foog ne peut-être tey mën na laa defaral mën na laa yàqal. donc lu mu ci mënti doon ku nekk yàlla na la yàlla defal carrière bu extraordinaire nga am ci xéwal bu bari ci barki Nabil Moustapha kontaan naa sama xol sedd. maa la gën a kontaan. wax dëgg yàlla maa ngi leen di encourager. ndax dinaay bëgg damay yàgg di bañ ay people sax ay affaires yi wala sites yi ak façon yooyu mais liggéey moom bu setee rek rafet rek tey boole rek man dama ci bokk daal moo tax ay ndaw ngeen maa ngi leen di encourager. te li ci kanam rawuli bët incha allah loo doonu taalibeem doo ci doon sëriñam waaw kon nag kontaan naa man tamit vraiment. allez jaajëf alors ba tey dañuy wax rek merci à Djily merci à sama xarit bi nu mu tudd wax ma ko Soxna May merci à Soxna May aussi mais merci à nos chers fidèles internautes ñi nga xamante ni tout le temps dañuy bëgg di seetaan tout le temps Makkaan c'est les artistes du ñun de artistes yi lañ waaye lu mu ci mënti doon léegi réconcilié wu na yeeg ñëpp naan xam nañ ne Sénégal set fii kuñ fi invité c'est juste pour que gën a mettre en valeur li nga xamante ni mooy sa personnalité kontaan nañ ci ñëpp jërëjëf dañ leen di jox rendez-vous incha allah ak keneen ci beneen artiste bu soobee suñu borom merci et bonne soirée.